illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki lislaam sëriñ Mouhamadou Dia Aminatu xalifa sëriñ Mor Dia mu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadou Mountakha mii sëriñ Touba di ñaan yàlla na ko fi yàlla yàggal lool te dolli ko wér di ca toftal sëriñ Cheikh Jëmb Fall mi maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine di ñaan yàlla na ko fi yàlla yàggal lool te dolli ko wér du nuyu itam kilifay diine yëpp fu waay mën a nekk te dégg kàddoom wala sa njaboot di dégg kàddoom sëriñ bi nee na mu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu àq di leen ñaanal yal na yàlla def jàmm ci réew mi kenn ku ci nekk la nga jiite ngir taxawal diine ngir taxawal lislaam yal na la ci yàlla may ndam sëriñ bi wax ni mu ngi leen di jaale itam kilifa gii fi bàyyi ko muy Ousmane Tanor Dieng di ñaan yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla jéggal ndax wëllëreem la woon wëllëreew kër gi di leen woo nag ci bisu lislaam boo xam ni bisama waaye bisub lislaam bépp la ndax bisub sëriñ Mor Dia la te sëriñ Mor Dia ku ko xam mbaa nga dégg ko xam nga ni sëriñ Mor Dia lislaam la sëriñ Mor Dia jullit yépp la sëriñ Mor Dia képp kuy dox ci àdduna la ndax sëriñ Mor Dia dey ba nga xamee ni mu ngi sanc dëkk bii ci ndigalul sëñ Touba ak maam Cheikh Ibrahima Fall pas-pas ak ngor ak jom ak nangu rek la ko sance woon waaye liggéeyal na fi yàlla liggéeyal yàlla boo xam ni kenn ku mu doon amel nga ko njukkal fekk na ba tàyyi ñoo xam ne perdi nañu yàqu mu defaat leen ay nit defaraat leen ba kenn ku ci nekk di jaamu yàlla di liggéey ci diine loolu lay firnde bi jamonoy peste ba bari na tey kilifa goo xam ni sa doom a ngi dox ci réew mi wala tey tekk nga ci réew mi te fii la sa waajur fii lañ ko làqoon bi fi sëriñ bi nekkee ba peste ba gaañu la yóbbu sa njaboot loolu rek mënees na ko ci njukkale loolu it ci mbirum àdduna rek la buur bi fa mës a toog ñëw nga fii mu ñaanal la ñaan ba mu la ñaanalee la nga jiite dem nga ba am ca firnde yoo xam ne ñëpp xam na ko loolu rek jar na njukkal delloo ko njukkal ba président Senghor kere bi nga xamee ni sëriñ Fallou Mbàkke da koo yebal ni ko demal ci sëriñ Mor Dia mu ñaanal la ba mu dikkee sëñ Mor Dia da ko ni yow de Alaaji Fallou nee naa la ñaanal loo bëgg mu ni ko réew mi mu ne ko dinaa ko teg ci sa loxo ba nga xamee ni wax na loolu Senghor sëriñ Modou Dia ci boppam nett la ne nee na Senghor da ko ne yow bu ma jotee réew mi loo bëgg ma defal la ko mu ne ko billaay doom yaa doo su ngaam man li ma bëgg mënoo ci dara sa borom ma ko man ba ma ak sëñ Tuubaa ak Seex Ibra te dem sa yoon loolu rek jar na delloo ko njukkal ndax li fi Senghor nekk lépp gis ngeen ni réew mi demee président yeneen yi fi nekk kenn ku fi mës a jaar ci président boo fi dikkul yebal nga fi ku la ñaanal te it bu la ñaanalee ñaan nga mu lay ñaanal ñëpp teg na ci seen bët bis loolee nag nee na la ma ko mayoon mooy liggéeyal sëñ Tuubaa ak Seex Ibra sëñ Tuubaa ak Seex Ibra nag mooy mu doon liggéeyal moom sëñ Mor Dia bis bii la ko sëñ Tuubaa gërëmoon bis bii la ko Seex Ibra gërëmoon bis bi la ñu ànd ci baatin ñëw sampal ko fi lu dootul dañ indil ko fi teen boo xam ne dootul ngacc sëriñ bi nag wax ni bis boobu nga xam ne ci la fi sëñ bi dikkoon nga xam ne ci la xéewaluk sëñ Tuubaa ak Seex Ibra ñëwee ci moom lay woote ñu di ko màggal nañ ko ab diir ndax sëñ Mor Dia màggal na ko diir door fee bàyyi ko sëriñ Moodu mi jëkk a toog xalifa màggal ko ab diir door fee bàyyi ko ba sëñ Xàlla mi ci topp màggal ko ab diir mu dikk ci loxoom muy ñaan nag tund wi réew mi àdduna bépp xéewal googu nga xam ni moom xam na li ci ne
ndax ku ci nekk boo fi dikkee sañ naa dogu ni lu mu la fi wax di nga ko am sañu naa dogu ni loo ci yuutu di nga ko jot nee na mu ngi ci woo àdduna bépp di ci woo réew mépp di ci woo Sénégal gépp ci njariñ loole nga xamante ni si bëgg na ñëpp jariñoo ko ndax sëriñ Mor Dia dey bokk na ci ñi nga xam ni sëriñ Touba wax na ci ñoom maam Cheikh Ibra wax na ci ñoom ndax ay kéemaanam ak martabaam ak dooleem ci yàlla te it lu ci bare daana ko waxal boppam daana wax ni yetti yëf de benn bis la am benn borom bopp bii dal sëñ Touba ak asma jii dal Cheikh Ibra Fall ak sama taab yii benn bis lanu dal ca pëndub Tinus ba ca Badar daan ni fa laa jàpp woon sama njàpp mi ba léegi raafut loolee nag lii firnde ji mooy kenn ku mu doon boo dikkee njar nga xam ne dikk nga njar te dikk nga fi ab yar ak ci teggin ak bëgg xéewal soo delluwaatee bu déwénee booy ñëw kenn du la soññi loolee nag li mu fi bàyyee tax li des nag ci liñ ci mën a leeralal bu ñu demee ba ci bis ba dañ ko leeralal waaye sëñ bi nee na bis bi daal mu ngi woo ñëpp tàmbalee ko ci borom réew mi ak képp kuy kilifa diine ak képp kuy kilifa aada sëñ bi nee na mu ngi lay woo ci bisam bii li tax mu ci woote itam di ci soññee mooy xéewal la goo xam ne bëgg na ñëpp bokk ci bëgg na jàmm am ci réew mi bëgg na juboo am ci réew mi bëgg na bennoo am ci réew mi muy ñaan nag képp koo xamante ni si bëgg nga defaru àdduna ak àllaaxira bëgg nga pajug aajoog àdduna ak àllaaxira nee na ñëwal fekk ko fii ndaxte kat daaw jéeg rek bi nga xamee ni gàmm gi dafa dajee choléra dafa garanti woon ni ku dugg njar choléra du la rey Ebola danoon ku dugg ci réew mi du la rey waaye mboolem ku fi duggoon sa borom sàmm na la xéewal yi ñu bëgg nag ak sutura suñu bëgg nag ak paju aajo gi nee na ku ko fekk njar nee na suñu borom dina la ci jox lu doy sëkk sëñ bi nee na mu ngi woo ñëpp am na nag lu mu bëgg ci dëkk bi muy tund wi loolu nag day bàyyee jëwriñam sëriñ Moustapha Dia mi nga xam ni moom la def jëwriñam mu wax leen li nga xam ni bëgg na ko ci tund wi bëgg ko ci dëkk bi bëgg ko ci réew mi ndax am na loo xamante ni si réew maa ngi koy jàmbat muy réewum jandeer te moom mii ci wàllu boppam moom moo ko war a na waxal boppam waaye nag day bàyyee jëwriñam ji nga xam ne moo dëkk fii te mu di ko yónni ci tund weeg réew mi bu ko defee mu waxal ko boppam sëñ bi nee na mu ngi woo ñëpp di ñaanal ñëpp di bëgg daal ku fi teew yàlla na yàlla faj sa aajo yàlla na leen yàlla dimbali bu baax képp kuy autorité foo mën a ne muy ku fiy takk der nga xam ne yaa ngi bàyyi ko ci nguur ak fu mën a ne rek sëñ bi nee na mu ngi leen di woo bis bi nag le 23 lay nekk mu ngi ci woo ñëpp nga xam ni mooy bis bi nga xam ni ci la sëñ Tuubaa ñibbise woon ci géej gi nee na ku fi teew daal yàlla na sa pajug aajo àdduna ak àllaaxira wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ni ko sëriñ Alaaji Fall waxee rek noonu la ko sëriñ bi waxe te mooy bésub lislaam boobu nga xam ni ren jii la juróom-ñeen fukkeelu at mi ak ñett di bis boo xam ni ndigal la woon loo xam ni sëriñ Mor Dia ngi ko jote woon ci sëriñ Touba ak Cheikh Ibra di ko def fii ba tey jii mu egsi ci loxoom kon sëriñ bi mu ngi ciy woo ñëpp bàyyiwul kenn ni ko sëñ Alaaji lime talaata lay doon la 23 ci weer wii ñu nekk te mooy talaata bii ñëw bu delsee kon mu ngi ciy woo ñëpp di wax ni nag bis bi fi mu ñëwee fekk na ci tund wi ay jafe-jafe ak i bëgg-bëgg yoo xam ni sëriñ bi musta jóg ci di ko wax musta jóg ci di ci ñaan di ñaanal monsieur le président de la république monsieur Macky Sall ci falam gu bees gi nga xam ni yàlla teg na ko ci kanamu réew mi te monsieur Duguy yàlla nay njiglaayam ba li mu yéene réew mi sunu borom kartanal ko ba man ko waaye sëriñ bi mu ngi koy fàttali ni ko tund wi ñu nekk ak bis bi ñuy waajal fekk na ci tund wi ay bëgg-bëgg yoo xam ne ndeke jekk sëriñ baa ngi ciy wax waaye gisagu ci benn jéego bu dal xelam la ca jiitu mooy ndox mi nga xamante ni ñàkk na ci tund jandeer ndax fii ñuy waxeek yow dañuy jël ay budong di xool teen yi nga xamante ni mën nañ koo jëfandikoo ñu cay rooti wala borom teraanga yi nga xam ni bënn nañuy forage ca seeni tool ñu dem di leen ñaan di naan lu ko may tund wi ba tund wi daj dañuy ay loom naan bu ñii naanee tey ñii naan suba te it ñu bënn ci tund wi forage yu tolloog fukki forage ak benn ba teewul
ñun ñuy wër dum ndox te loolu it nag lu ko jaaxal la muy ñaan président de la république ak gouvernement am ñu geesu tund jandeer gépp ci manku ndox gi nga xamante ni ñu ngi koy dund te boobaak léegi ay weer la yaakaar naa lu dul benn du ñaar fu ñu jàpp ni suñ fa waxee suñu kaddu mën naa faju ñoo ngi ko fay wax waaye gisaguñu ci benn saafaraw bi ko ñaareel mooy yoon wi nga xam ni mi ngi jógee ci tëli bi te mooy route de Niayes bi dugg ci biir dëkk bi nga xam ni ci kilomètre ak genn wàll rekk la toll sëriñ bi képp ku fi mus a ñëw tàllal na la ci loxo te loola xam na ni lu nguur man la kon nag mi ngi ci woo président de la république ngir mu jàppale ko ci ñu liggéeyal ko ndax bokk na ci bëgg-bëggam ndax kat daanaka li mu war a taxawee ci réew mi am jàmm ci njaboot gi tegu ci njub lépp mi ngi ci tey gis nañ li muy taxawee ci kër kilifa diine yépp te ñu rafetlu ko te kër gi bokk ci kër yooya waaye ba nëg ni nag taxawaay bi nu yaakaar ni daan dina ko ci taxawee egseegul xaw ma daa jotul ci kàddu yu sëriñ bi xaw ma it da cee jubloogul waaye sëriñ baa ngi ko koy fàttali bu baax te mooy ndox mi ak yoon wi bi ci desit mu ngi koy fàttali bu baax yoon wi nga xam ne moo jóge Pout ñëw ba Ndaam bi mu fi ñëwee waxoon nañ ko te yoon woowu dafa jaar ci ay dëkk yoo xam ni maanaam ñàkk ñuul gi indil na leenu gàllankoor ndax fii ku ñu xam ni dañuy yëngu ci dër yi dañuy yëngu ci mbayum noor mi dañuy yëngu ci mbayum nawet mi te daanaka bu taw baree yoon wi day daati xaw a jafe te loola bokk na ci li nga xamante ni ci la njaboot yi nekk di liggéey ndax fii moom ñaar rekk ci lañ nekk mooy liggéey ak jaamu yàlla te yoon woowu su ñuuloon dina tax waxtu nawet la fay ñore du yàqu dees na ko mën a génne kon nag ñu ngi ciy soññi président de la république di ko wax ni sëriñ bi day moom li yàlla wax ni mooy joxe nguur nangu na ko tey nguur gu fi mus di nekk ànd na ak moom ba ci moom te it nag lu mu xam ni bu ko ñaanee président am jàmm dina ko ñaanal ndax jàmmi président mooy jàmmi réew mi te loola jàmmi réew mi nag mooy sunu jàmm ñun ñëpp kon nag bëgg-bëggi sëriñ boobu ñu ngi ko koy fàttali di ko ci ñaanal nag mu taxaw ci ndax mboolem fu mu dugal loxoom ci këri kilifa diine yi yëg nañ ko te it sunu xol sedd na ca guy waaye nag li wolof di wax rek tàmbali bu nekk day am foo tàmbalee waaye ñu ngi ko fiy xaar bu fi tàmbaleewul mu bokk ci ñi nga xam ne bu jógee foofa mën fee ñëw ndax loolu mooy bëgg-bëggub sëriñ bi te sëriñ bi li ko war lépp ci réew mi ngi ci kon ñu ngi fàttaliwaat bés bi nag ñëpp nag bàyyiwuñu kenn umma islam bi yëpp ñu ngi leen di woo ak tariixa bu nit mën a bokk ñu ngi la ciy woo ak képp koo xamante ni aju na ci kër sëñ Mor Dia ñu ngi la ciy woo di ñaan sunu borom yàlla nañu ci àgg ak jàmm te bu nu ci àggeet li ci sëriñ bi waxoon ni képp ku ko ci fekk mu faj sa aajo yàlla na ci sunu aajo ñun ñëpp fajoo ci xorma yonent bi barkeb sëñ Mor Dia jërë ngeen jëf. mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim asalaamu aleykum yéen bokk jullit yi bokk taalib yi ngeen di nuyu di ndigalu sëriñ bu dem si xalifa sëriñ Mor Dia mu digal ci xalifa ci ndigalu sëriñ bu dem si xalifa sëriñ Mor Dia mu digal njabootu mu di ko yëgal njabootu sëriñ Mor Dia gépp sëriñ Abdoulaye Dia sëriñ Saliou Dia sëti sëriñ Mor Dia ñëpp sëriñ Mouhamadou Dia xalifa sëriñ Moustapha Dia ak rakam ak seex sëriñ Mor Dia yëpp ak taaliba yëpp ak waa Sénégal gi yëpp rawatina département de Thiès bi mu nekk maa ngi koy yëgal département de Mbour rawatina commune Malika du ma ne sëriñ bi nag bis bii lu mu fonk la ndax man miy toog sëriñ Mor Dia bi muy génn àddina feraguma kon bu ko mag ñi taxawee di ko taxawu ba mu tey ministre bi ci loxoom mu ngi ñaan képp koo xam nekk Sénégal ak fu nekk si fu waay nekk si àddina bi ñu jàppale yu bisam bii ndax bi sëriñ Mor Dia lu am sëriñ Touba ak maam Cheikh Ibra Fall bis bii la ko am kon mi ngi yëgal ñëpp di sàkku jullit yëpp képp ku fi ñëw nag li sëriñ Mor Dia bisam bii li ko yàlla may ci sëriñ Touba Cheikh yàlla may la ko mi ñaar ñëpp ñëw si jàmm dellu si jàmm fekk fi jàmm nawet bi ñu jublu yàlla may si ba ñu dox mu barkeel barke Cheikh Mor Dia wasalaam. ñoo aju ci kër gi te nga xam ni bi sëriñ Mor Dia jógee dañoo jaayantee yàlla ànd ak moom ànd ak sëriñ Mor Dia di liggéey nga xam ni mën nañ ni ko wolof di wax ba dara dul dara ñoo sëñ Mor Dia woon
tey ñu ci baree bari fekk sëriñ Mor Dia seenu njaboot des fi sëriñ bi nee na mu ngi leen di soññi kenn ku ci nekk jëf ja nga daan jëf sa waajur daan ko jëf digganteem ak sëriñ Mor Dia sëriñ bi nee na mu ngi leen ci soññi bu baax kenn ku ci nekk sa taxawaay ba nga ci daan taxaw rek nga taxaw ca yàgg sa njaboot ak sa mbooloo sëñ baa ngi woo taal bi yëpp ak fu taal bi mën a nekk day bañ a lim ku lim lu limu juum waaye ku dib seex rek nga xam ni seexub sëñ Mor Dia nga boo jotee leetar rek boo jotul leetar sëñ bi nee na nga ko daan nam ko daan defee rek mooy sa ndigal kon sëñ baa ngi woo ñëpp kuy ilimaan ngay ilimaanu ratib wala ngay ilimaan te nekk ci gox bi sëriñ bi yónnee na la ndaw mu ngi leen di woolu ñoom ñëpp nam leen ko waxee woon nag dafa am waxtaan woo xam ne bëgg na ko waxtaan ak mbooloo meeg njaboot geeg tund wi te lépp di loo xam ne lu jëme réew mi kanam la di lépp loo xam ne lu gindikoo la sunu diggante sëñ bi nee na mu ngi ci woo ñëpp bëgg bu tàkkusaan jotee ñëpp nañ ñëw teew ci moom su ko defee mu àggale kàddu goo xam ni moom la bëgg a àggale ci ñoom mu ngi woo ñëpp di woo njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gi mboolem fu seex ne sëñ bi nee na mu ngi woo ñëpp bawul kenn waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah. Bismillahi rahmani rahim, barkeb Serigne Modou Aminata Dia. Nous saluons l'assistance ici présent auprès du khalife de Serigne Mor Dia, Serigne Modou Aminata Dia, détenteur de l'héritage qui est le fruit d'un travail, d'un sacrifice devant le Cheikh Mam Cheikh Ibrahima Fall auprès de son guide, notre guide spirituel du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, où Serigne Mor Dia travailla et reçut le fruit et les ndigal qui lui ont été proposés par le Cheikh Khadim Rassoul, qui l'ordonna de venir retourner dans son lieu, le Diender, plus précisément à Darou Ndiar, et y célébrer ce grand magal pour le bien, pour tout ce qui est gratification qu'il acquérit auprès de son guide Khadim Rassoul et Mam Cheikh Ibrahima Fall. Ce jour coïncidera au mardi 23 juillet 2019, qui sera le 93e Magal célébré par Serigne Modou Aminata Dia, khalife de Serigne Mor Dia. Nous lançons un appel en ce jour au président de la République, le premier chef de la nation, M. Macky Sall. Dans l'entame de ses propos, le khalife a fait ses condoléances, lui a présenté ses condoléances suite au décès de M. Ousmane Tanor Dieng, qui était un ami et un talibé de cette maison. Le khalife a ordonné des prières qui ont été faites à son égard. Que la terre lui soit légère. En ce jour aussi, le khalife lance un appel à M. Alassane Ndoye, maire de la commune de Diender, M. Alioune Ndoye, maire de la commune de Kayar, M. Momar Sis, maire de la commune de Kermoussa, M. Ndiagne Diop, maire de la commune de Mbambilor, M. Maguette Sène, maire de la commune de Malikounda. Nous, disciples de Serigne Mor Dia, depuis nos grands-pères et nos arrière-grands-pères, Serigne Mor Dia a toujours aidé, a toujours tracé la voie du travail, la voie du sacrifice, la voie du ndigal, qui sont les fondements du mouridisme. Donc nous lançons un appel à tous les cheikhs, tous les talibés, précisément à Kayar, où le ndigal du Serigne est toujours respecté par la fédération des daïra qui se trouve à Kayar, dont je suis le guide, le dirigeant. Donc, le khalife lance un appel à toute la nation sénégalaise. Ce jour est un jour de bénédiction qu'il veut partager avec toute la communauté sénégalaise. Et n'oublions pas que Ndiar
est un hôpital mystique et religieux. Des gens amènent leurs patients ligotés, des fois, et laissés à la merci du marabout. Et dans un laps de temps, ils viendront les chercher, bien vêtus, bien habillés, et ils vaqueront à leurs occupations. Ceci, le Sénégal en est témoin. Donc, dans son petit coin, Serigne Mordia est toujours resté avec les valeurs spirituelles qu'il a acquéries auprès de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul et qu'il tient à partager avec toute la communauté lébou. Parce que toute la communauté lébou part de Diender. Comme le dit l'adage des lébou, tank vers Yoff, parce qu'en marchant de Diender vers la mer, ils se sont limités à la mer pour dire tank parce que c'est là où se limitent les pieds. Sinon, on entre dans l'eau. Donc, chaque fin a un départ. Le départ des Lébou, c'est Diender. Le bastion, c'est Diender. Donc, le Khalif lance un appel à toute cette communauté et la communauté sénégalaise. Et à tous ces talibés qui sont à l'extérieur, en Italie, en Amérique, en Europe, en Asie, partout dans le monde, qui sont tous des fervents talibés et qui contribuent pour la bonne marche de cette date historique qui est le Grand Magal de Serigne Mordia à Darou Ndiar. Donc, je vais finir en remerciant le Khalif Serigne Modou Aminata Dia qui nous a tracé cette voie spirituelle, qui nous a élevés, qui nous a éduqués dans le travail, dans le sacrifice pour aider nos confrères. Je manquerai aussi, je vais nommer aussi le ministre Ibrahim Ndoye, qui est un fils de Diender. Le Khalif l'appelle aussi parce qu'il est toujours présent et a toujours soutenu les événements. Donc, comme l'a dit dans les propos le porte-parole, le manque d'eau est un problème qui est très crucial parce que l'eau, c'est la vie. Donc, nous ne saurons fermer nos propos sans l'évoquer. Le bitumage des routes, l'éclairage public, en quelque sorte, la reconnaissance de cette date de Serigne Mordia, son grand magal, dans le calendrier étatique, pour pouvoir bénéficier des subventions, pour pouvoir bénéficier de tout ce qui est accompagnement. Parce que tout guide religieux travaille pour l'État du Sénégal. Parce qu'ils élèvent, ils éduquent. Ici, comme je l'ai dit, c'est un hôpital mystique qui a des milliers de patients. Mais ça passe inaperçu. Parce que le pouvoir du Khalif, c'est ce qui guérit, c'est ce qui nourrit, c'est ce qui soigne gratuitement, sans aucune condition. Donc nous aimerions bien que l'État refasse une visite ici à Ndiar pour pouvoir se rendre compte de la grandeur et de la dimension spirituelle de Serigne Mordia, qui a travaillé pour tout le Sénégal et qui mérite une reconnaissance administrative que le Khalif a toujours évoquée. Nous profiterons de ces médias pour pouvoir lancer cet appel là où notre voix n'est pas parvenue encore à aller. Donc le Khalif remercie toute la communauté de Diender, remercie tout le Sénégal et prie pour un bon hivernage, prie aussi pour que la mer soit abondante parce que Diender est l'agriculture et la pêche. Donc ces deux fruits que Serigne Mordia a toujours bénis ont fait que le Khalif est toujours resté dans son petit coin parce que les premiers hommes vivaient de pêche et de cueillette comme disait l'adage. Donc il peut rester dans son coin sans avoir besoin de personne. Mais vu le développement de ce grand magal de Darou Ndiar sous l'égide du Khalif Serigne Modou Aminata Seydia, Khalif de Serigne Mordia, qui est le 93e magal, sera célébré le mardi 23 juillet 2019, Inch'Allah à Darou Ndiar.